asalaamaaleykum mbokku internetu Seneweb TV seneweb.com Seneweb rajo jamono ji nag ñu ngi biir centre ville bi nekk Dakar gannaaw bi ñu jotee information buy fësal que ni building administratif bi nga xamante ne nii moom la ñu duppee Mamadou Dia dafa amoon ay tàkk-tàkk ci diggante 12h jàpp 13h jamono ji nag comme ni nga gisee suñu ginnaaw accès bi dafa metti lool pour journalistes yi ndax dañ fi teg ay barrières waa sapeur pompier ñu ngi def seen liggéey gis nañ it si bërëb bi kii di le sous-préfet de Dakar Plateau mu di monsieur Djibi Diallo xanaa rek mbokk internet yi ngeen topp ñu pour plus de détails. mbooloo mi bokk yi ñuy seetaan di ñu déglu walla bu ñu santee suñ borom julli ci yonentam bu tedd bi ñu nay waxal mbir mi nga xam ne tey moo xew fii ci building administratif ñu koy wax building président Mamadou Dia building boobu lu mot ministère yu bari ak service état bi lañ fi logé tey bi ñu toogee ba midi ak fukki minute dañu nemmeeku saxaar su gilli bu baree bari ci kaw fukkeeli étage bi ba ña nga xam ne ñoo fi nekkal sapeur pompier waxtu wu ne système alerte bi fonctionné mooy fu nekk étage bu nekk dafa am sonnerie boo xam ne dafa ne wax ne génn leen ngeen fagaru ko ndaxte am na tàkk gu am ci biir bi tàkk yi moo xam safara la moo xam saxaar rek la ba moomee it nit ñi nekk ci building bi niñ ko mënee dugguñ ci ascenseur yi waaye nañ ko jàngalee dañ jël escalier yi bañ jógee ci kaw ñuy jógee fukkeeli étage ñuy jógee juróom-ñeenteeli étage bañ wàcc suuf yàlla mi dara teewul ci mbaaxam ak ndimbalam benn gaañu gisuñ ko ci nit koo xam ne kii muy foon la ko waral nag ñàkk a gaañu yooyee mooy ni ñu tabaxaatee building bi ak niñ ko ñoŋalee ak niñ assuré li ñu xam ne mooy sécurité am benn dañ fi def benn système boo xam ne bu saxaar jógee dañuy jël dafa am loo xam ne day tibb ngelaw li ci biti di ko dugal ci biir dugal ko fépp foo xam ne ruq-ruq la ak fu doomu aadama nekk ba nga xam ne danañ mën a nooyi gu mucc ayib danañ mën a dox ba yegg fañ ba dee loolu mooy wax système de renouvellement air bi ñaareel ba it dafa am loo xam ne day tibb saxaar si nga xam ne moo jolli di ko xalab ca biti tibb saxaar génnee dugal ngelaw lu baax mu circuler ci biir nit ñi maanaam safara jotul tàkk waaye bu tàkkoon it am na lu ñuy wax coupe-feu yi foo dem bu safara na day jéggi am na loo xam ne dafay nekk ci kanamam coupé ko loolu gannaaw yàlla ak yonent ba buy am tey rénovation bi ñu defoon la waaye it ñu wax leen ne gaañu amut ñu wax leen nag yàqu-yàqu am na waaye dafa yem ca kaw mooy fukkeeli étage bi nga xam ne am na ñaari saali conférence yu mag yoo xam ne gouvernement bi léegi fu mu doon dem di louer hôtel dafay ñëw fii def conférence am yéen journalistes yi mën ngeen ko seede salle yooyu Omar Gueye mi porte parole ak yeneen ministres yi ñu tànn yi kilifa gi tànn ñu dem waxtaan ak yéen foofee dara jotu ko mu nga yem ca restaurant ba walla gale nga xam ne fale la féete yàqu-yàqu yooyu itam faux plafond bi mooy yàqu maanaam fi saxaar si dugg ak fa mën a yenn am na ay yàqu-yàqu tuuti terrasse ba ci ay panneaux yu nekkoon foofu ñu koy jëfandikoo ci yeneen i mbir ak système lu ñuy wax gainage mooy li nga xam ne moom la ñuy dugal ngelaw yeeg yu ni noonu pour ñoŋal mbir mi am na ay yàqu-yàqu tuuti waaye yàqu-yàqu yi mënoon a am ñu mënoon ko ci yaakaar lu ni mel yegguñu foofu alhamdulilahi rabbil alamin
yàqu-yàqu ba itam wàccul 10e étage 9e étage boo ñëwee mooy fi secrétariat général nekk nga teg ci ministère de la justice ba ngay wàcc suuf amul benn yàqu-yàqu boo xam ne gis nañ ko fa saxaar nag bu amee ay mur yeeg yu ni melaat waaye bale rek raxas mu set la bi lii xewee nag dafa am sapeur pompier yu nekk ci kër gi ñoo xam ne ñoom daanaka fi lañ dëkk ñoom ak ñu na fi ne ñoom fi lañ leen affecté ba mbir mi ne cocc rek lañ yëg ñoom def seen liggéey xaar brigade sapeur pompier yegg si ñoom ñëpp ñëw nañ colonel commandant bi nekk Dakar général bi sax mu ngi taxawoon loolee yëpp ay la yéwén kilifa gi dafa tukki waaye amul ci benn waxtu boo xam ne bii am na lu ko ump ci mbir mi ak digal yi nga xam ne mooy digale maa wax it secrétaire général ministre président de la république mu ngi fii ci ndaje mi teewe waxtaan wi leen ay waxtaan loolee lépp nag buy mat tey jii ñu yegg si fi ñu yegg si gaañu yàqu-yàqu ñu yemale ko gaañu ci yaram yi gisuñ ko ñu ko sant yàlla ba pare nag dañ koy gërëmee it sapeur pompier yi parce que seen liggéey la dafa woon ouvrier yoo xam ne dañ ñëwoon di liggéey ci 10e étage lañ fa doon liggéey mooy dañ doon ñoŋal doxalin boo xam ne bii tey public bi dañ ko mën a gën a taral ci nettoyer ko gën ko jekkal ci li nga xam ne mooy façadam yi ak gën ko arit ci mbiru sécurité ñi fi liggéey yooyee nag buñ ci liggéey dafa am jumtuwaay yoo xam ne dañ koy jël di ko jëfandikoo mën na am na ci jumtuwaay yooyu la jógee mën na itam feneen la jógee kenn xamul wala li mën a takk ci li nga xam ne mooy li am kenn mënu ko weddi mooy ca liggéey ba la booba lañ kontaan xool ne am na lu xew soobee yàlla yonent ba commencé na daanaka parce que sapeur pompier yi xam nga ne fii building dafa am brigade de gendarmerie bu fi nekk brigade de gendarmerie boo xam ne bi gendarme yu bari comme boo demee ci gendarme yi nekk ci réew mi ay brigade lañ ñu ngi fi ñoom ak police judiciaire waaye bu ma waxee police judiciaire enquête technique la waxuma enquête pénale il faut loolu ñu wax lu leer a leeral mooy li nga xam ne moo tax safara si tàkk ak nu mu tàkkee ak fu mu jógee loolee balaa ñu ci mën a wax dara enquête bi tëral ko ne lii ak lii ak lii la waaye li ma leen mën a baamtu mooy wax dëgg yàlla li xew tey bu ñu amutoon système de sécurité bi nga xam ne moo war ci building yu ni mel konoon wax ci dina demee nay tey neen alhamdulilahi rabbil alamina ba nga xamee ne loolu am. Man maay lieutenant-colonel Papa Ange Michel Diatta man maay commandé en fait sapeur-pompier yu région de Dakar donc ay côté 12h50 la ñu woo nañu dafa am benn fumée suspecte boo am fii ci immeuble bi ci ginnaaw donc bu ñu yegsee pompier yu Malick Sy ñëw njëkk a yegsi en renfort après yeneen pompiers yi yu nekk ci région de Dakar bi ñoo fekk si leen mais il faut savoir que immeuble bi am nay pompiers yu fi nekk en permanence ñoom ñoo permettre très rapidement bu ñu amee kii alarme yi sonné ñu évacuer ensemble bâtiment bi yëpp ñu évacuer bi donc loolu ça permettre na amuñu benn victime même ku intoxiqué sax amuñu ko après nag ñeneen suñ ñëwee ñu ñëw commencer gérer l'incendie en lui-même donc au bout de 2 heures de temps lañ fay incendie bi mais incendie bi fay na ça n'empêche pas que personnel yi lañ fi des pour mën a assurer wu du am benn reprise de feu donc lu ñuy tuddee ñun ci jargon pompier déblayer dégarnissage dañuy xool fu nekk ci fil yi fii ci gaine technique yi surtout parce que ñoom ñoo gën a important ndax amul luy tàkk loolu yëpp dañ ci sottiyaat ndox vérifier lampe par point chaud
ak yenn caméra infrarouge yi xam exactement su dee am na possibilité de reprise ou pas après début de garnage dinañ def ay ronde de temps en temps pour xool effectivement su dee amul benn reprise bu ndaw ndaw et très tôt ñu mën ko gérer mën ko fay. waaw donc pour dellu si suba comme je vous ai dit am na benn évaluation bu nekk en cours xam nga dañuy saytuwaat sécurité la tàkk na ni dañuy xoolaat exactement lan la laal ban système la laal ba fan la toll est-ce que loolu dinañ ko mën a suñ ko évaluer ba pare dinañ mën a wax si nit ñi mën a dinañ dellu si demee ou pas. ne tàkk bi aussi comme vous avez dit gis ngeen force de défense sécurité yu ñëw fii pompiers yi fay nañ ba pare voilà ñoom dinañ ñëw ñoo ngi def seen enquête présentement on leur a permis de rentrer ñëw mën a def seen enquête ñoom suñ defee seen enquête ba pare saytu ba dinañ mën a dellu si peut-être ci yenn journalistes yi wax leen exactement lan mooy origine du feu bi. waaw dégâts yi comme je vous dis aussi c'est en cours d'évaluation xam nga ñoo ngi soog a pare extinction bi du ñu gérer gum yooyu au détail maintenant suñu paree def lépp ñu mën a dem exactement su dee amul reprise de feu ñu mën a évaluer au détail près lan moo lakk lan moo lakkul mais nous on était dans l'urgence pour fay ko loolu lañ def quand même et là j'en profite également pour féliciter tous les personnels de sapeurs-pompiers. installation bu descendre ak ñu nekkoon yëpp dox na mu waree. waaw loolu en fait moo permettre sax ñi mën a amoindrir dégâts yi parce que gis ngeen nit ñu takku ñoo fi nekk généralement voilà et amoon nañu ay sapeurs-pompiers yu fi nekk donc très tôt le premier réflexe mooy ñu sauver bakkani nit ñi loolu moo nekkoon moo tax ñu évacuer d'abord les niveaux sinistrés après bu ñu xamee ne c'est un peu compliqué ñu évacuer ñëpp général soo gisee ñëpp fii lañ nekkoon ci suuf.